le ministre ak élément bi nga deuxième élément bu ndey di mettre ñeel grand parti tey ñu gis ni diffamation dafa bari lool ci arène politique bi ñenn ñi di ko utiliser ngir mën a xeex seen ay adversaires tey ban jàngat nga am par rapport à ça. yàqu Sénégal. te Sénégalais yi du ñu jàppale lu mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci dëng-dëng suñu jógee ñoom la ñuy jàppale ñëpp coalisé wu. mel ni moom ki am dëgg ki ñàkk dëgg moo yore dëgg. loolu moo fi war a jóg. dañu war a seet suñu diggante ak yàlla seet lan moo baax ci réew mi ñuy àtte ci dëgg. mais nit ki soo bokkee ak moom benn boor boo bokk soo bokkee moom benn boor doo nangu kenn yëkkati teg ci moom dara su fekkee ne yow bokkuloo ak moom benn boor lu ñaaw loo jóg nga yëkkati ko ci kaw kooku état bi dafa war a nekk un état fort réew état bi du yox yoxi parce que état bi mooy force publique bi. état bi moo yore ordre bi dox ci biir réew mi mais mënuñu nangu yow nga am say njaboot am say jabar am say jëkkër wala nga am say yaay am say baay benn waay jógee fële yàq sa der wax la loo xam ne ba àdduna biy tukki loolu du fi jógee loolu sénégalais waruñu ko nangu li ñu war a njëkk a def mooy ñu fexe ba jikko nit ñi ñu changé ko ñu fexe ba yéen taskari xabaar yi itam nga xam ne yéenay wax ak mbooloo mi nit ñi di leen seetaan ngeen di wax nit ñi ak seen diggante ak yàlla mais koo xam ne tey ñu ne la yow góor jigéen nga te mosuñu la fekk nga nekk ak nit ëllëg ñu ne la da nga doon tëdd ak nit ëllëg ñu ne la da nga violé te kenn fekk ko wala ñu dee la wax lu ñaaw wala da ngay njaaloo lu nekk lu bon lu nekk ñu koy teg ci deru nit ñi journalistes yi ak communicateurs yi ñëpp di jël loolu di ko jàllale sénégalais yi yëpp dootuñu xool dara lu mooy lu ñaaw loolu moo war a jóg ci réew mi man yaakaar naa ne li mu wax nii dëgg la dañu war ñu fexe ba ñu durcir loi bi gën a dëgër kenn ku mu neex rek nga daal di jël nekk ca France wala nga ca Espagne saaga fu bon koo xam ne kilifa la ci réew mi wala nga waxal ko lu ñaaw wala nga meroo ak sa soxna wala ngeen tàggoo nga dem fu la lu la neex nga yàq ko wala ngay sëy ak nit di ko enregistré jabar yi di enregistré jëkkër yi di enregistré jabar yi mais quand même loolu c'est inacceptable dans un pays de droit dans un pays sutura sëriñ yi di jël di enregistrer ay taalibe nit koo xam ne yow la wóolu diggante àdduna ak àllaaxira mu ne man de jébbal naa la yëpp jébbal naa la sama bopp àdduna jébbal naa la sama bopp àllaaxira ci kaawu Adji Sarr am lu ko metti mu ñëw wax la ko nga jóg enregistrer ko jébbal ko ñeneen jébbal ko ay noonam mais kaawu Adji Sarr non ak ku mën a doon rek man waxuma turu kenn dama ne képp ku ko def nga lu ñaaw parce que soo demee si catholique yi prêtre yi nit ñi dañuy ñëw di wax li nga xam ne moom lañ am ay jafe-jafe mu metti te kenn du ko dégg ci mbedd mi confession kenn du ko dégg ci mbedd mi kon ñun ñuy jullit lan la ñuy nangu catholique yi di ñu gën foofu nañu jéem a roy ci ñoom c'est-à-dire que réew mi nañu changé jikko yi fekkee nag dootuñu wax dëgg li Cheikh Ahmadou Bamba doon wax ne dañu dem jamono ñu jël dëgg def ko fen jël fen def ko dëgg su boobaa réew mi day egg foo xam ne kenn dootu ko mën a gouverner kenn dootu mën a nekk ci jàmm loolu nag état bi moo ci war a jóg mu taxaw ci est-ce que loolu commencé wul ci politiciens yi ci ñëpp la nekk parce que xam nga li gën a metti mooy soo ñëwee ci rajo yi ak télévision yi ngay wax ak journaliste ak yooyu day seet côté bi nga xam ne moom mooy contre yow li ngay wax mu koy yëkkati mais politiciens yi nit la ñi nekk ci mbedd mi nit la ñëpp benn lañu donc politicien bi nekkul nit koo xam dafa jógee ci kaw ni ñëw ne cëpp ci kaw asamaan amul politicien moo ngi yow ak man ak ka nekk ci àll ba ak kay bay ak ki nekk ci forêt bi amul benn différence c'est-à-dire jikko yi ñoom la ñu war a changer su fekkee ne nag dafa am lu bees loo xam ne internet la yow internet bi loola ci neex nga wax da ngay làqu sa biir néeg wax lu la neex kenn du la xam foo nekk sax après nit ñi jël loolu def ko Bible wala ñu def ko Coran loolu moo fa di jógee du politicien rek c'est valable pour tout le monde politicien moog nit ñoo yem mais balaa sénégalais nag soo waxee ñu ne way lii mbirum politique la fii rek la yem amul fii yàlla bés boo juddoo dafa jël ñaari malaaka mu teg ko sa wet benn baa ngi sa gauche benn baa ngi sa droite kenn ku nekk di bind soo demee àllaaxira yow dañ lay juger ci li nga def ba nga juddoo ba léegi mais kenn du la juger bii poulain nga woon bii sëriñ nga woon bii nappkat nga woon bii charpentier nga non loolu amul fenn voilà Fatou Abdou pour être plus précis monsieur le ministre tey gis nañu ci loolu nga wax ci diffamation mais également yaa ngi wax ci ay audio ak vidéo
l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko où quand même ay audio commencé woon na di génn sànq peut-être bëggoo tudd Serigne mais un marabout du nom de MC Niass génnee na ay audio yoo xamante ne dañu ciy dégg ñu ciy wax ci biir audio yi dañ ci wax ne Mamour Diallo ak Adji Sarr ay enregistrement am na ci seen diggante au-delà de ça est-ce que loolu indiwul dernier développement dans l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko naka nga ko gisee loolu. ni ma gisee mooy amul dernier développement. c'est-à-dire que dama gis ne y a une partie qui se jette dans la bataille ñoo xam nañu ne fi mu tellu li ñuy wax sànni tàccu parce que dem nañ ba foo xam ne. ñan la ñooñu. déglu ma rek dem nañ ba foo xam ne nee nañ wërë wi nee na këng yow xam nga ne moo seen li xew Ousmane Sonko warta nekk une personne à part au Sénégal tous les Sénégalais sont d'égale dignité baykat ba nekk ci biir àll ba Adji Sarr ma jógee ci biir àll ba nga xam ne nekkul dara yorul benn responsabilité ak baykat ba nekk ci àll ba ak kii di wut réew mi amul benn différence jiiñ nañ ko ne dafa yàkkataan nit yàkkataan boobu dafa amee si benn lieu muy Sweet Beauté léegi juge bi na dem ñu atte ko ñu xool su fekkee ne moo ko yàkkataan ñu teg ko li ñu ko war a teg su fekkee ne yàkkataanuñu ko ñu ne ko demal mais mënoo bugg réew mi ba pare ne yow soo defee dara kenn waru la juger yow doo dem tribunal. nga ne xale yi est-ce que da nga ko dégg mu ne moom kenn waru ko juger. waaw damaa dégg mu ne xale yi na leen jar damaa dégg mu ne xale yi ma relance ko parce que moom bu ñu déggee ci ay kàddoom mooy procès la bëgg la même chose également moom la Adji Sarr bëgg. déet du demeewul noonu ba ñu déparé dafa wax ne dangu la dem ñu juger ko dafa ne na xale yi na leen jaral seen bakkan fukk nit ak benn mu jaral leen seen bakkan ñu dee ci donc soo déggee mu wax procès léegi la ko commencé wax waaye bu njëkk waxu ko woon te dama yaakaar ne réew soo si nekkee ngay wut réew mi ngay yeb ak ñëpp ëllëg su fekkoon ne benn doomu àll ba moo jógee ci àll ba mu ñëw ay Guédiawaye ak Pikine mu dem sàcc fa benn xar wala benn bëy dañ koy jàpp dóor ko ñu bet doom tëdd dañ koy yóbbu tribunal ñu jugé ko moom mi bëgg réew mi nag ëllëg war a xam lii loi war a topp loi yi suñ ko jiiñee ne ko yow la sénégalais newuñu moom la mais Adji Sarr moo ne moom la nañ dem devant le juge mu toog jàkkaarloo moom su fekkee ne moo yeey sénégalais ne ko yaa yeey demal su fekkee ne yeeyul ñu ne ko yow dañ la war a teg li war a teg yëpp mais na leen gënal seen bakkan fukki doomi sénégalais ak ñeent deeci fukki yooyu am na si ñoo xam ne tey seen baay wala seen yaay añuñu reeruñu tey ndogowuñu parce que ka leen ko naroon a wax yàlla yóbbu na bakkanam te su fekkoon ne neewu leen na leen gënal seen bakkan ñu dee ci kon ñooñu duñ ci dee donc dañuy seet doomu aadama ak àqam ñaka dee tey ana kan moo leen di yore ña nga xam ne ñoo doon liggéey nekk ci magasin yooyu ay Auchan yooyu ñu dàq leen man gisoon naa ko am 6 mois koo xam ne liggéeyul man ci la bokkoon ñi nga xam ne ñoom la ñu jël ñu lakk seen ay alal ñooñu kan moo leen koy faj te su fekkoon ne demutoon foofu ci Sweet Beauté ba su fekkoon ne alors waxutee nga leen gënal seen bakkan kon kenn du fa dee donc dafa am responsabilité historique ci 14 personnes yi nga xam ne dee na fa na dem ñu atte ko su fekkee ne moom moo set na mu set su fekkee ne dañ ko war a jaarale ci yoon ñu jaarale ko ci yoon mais fii warta am kuma ndey ak kuma amul ndey. et pourtant monsieur le ministre dans cette affaire dàq boobu ngay wax pour def le lien gis nañu ñu dàq koo xamante ne capitaine Touré ci li nga xam ne moom mooy liggéeyam ñu dàq ko jëlee ko fa nga xam ne foofu la nekkoon mais yamul foofu bi mu jógee foofu peut-être mérité woon na une seconde chance pour certains muy dem IAM di fa jàngale ñu dindi loolu encore teg la pression à l'institut privé ba ñu jëlee ko foofu est-ce que c'est man jàpp naa ne yoon la yegsi woon foofu est-ce que man dama jàpp ne loolu yegsi woon foofu quand même koo xamante ne citoyen Sénégal la ñu tere ko pour mu liggéey mais citoyen sénégalais bala ngaa war a jàngale ji da nga war a am autorisation du directeur de l'enseignement supérieur donc mënta jóg rek am na diplôme wala am na leneen bu dem jàngale ji kan nga gis mu jàngale ci privé te amul autorisation donc comment se fait-il que mu jóg IAM di ko jël ensuite IAM dafay bénéficier ay subventions de l'État dafay élèves yi fay nekk dañ am ay bourses de l'État donc alalu l'État la état la donc capitaine Touré dafa trahir l'État du Sénégal parce que parmi des milliers de personnes comment monsieur le ministre a trahi ñaar fi lu tolloog ay junne nit war na mat sax xam naa ñaar fi junne nit ñoom ñoo demoon ne dañoo bëgg a nekk gendarme ñu dem def examen bu tar mu génn ci ñeneen ñàkk mu bokk si ñu gagné ñu formé ko jàngal ko yow lan mooy honneur jàngal ko yow responsabilité ban nga war a am pour garder les secrets ban nga war a am pour nga jël enquête au nom de l'État du Sénégal nga waññee ko enquête yooyu ñu ne kii dañ ko jiiñ
ne dafa yàqtaan nga mën a jël këyit yi di ko génne wala nga di ko ngay woonte ak kooku di waxanteeg moom kooku c'est trahir la nation. La nation ku ko trahir da nga war a subir donc cette nation là. Il faut que l'État du Sénégal reste fort. La Constitution, monsieur le ministre, garantit à tout citoyen le droit mu dem liggéeyi et la gendarmerie nationale a sorti même un communiqué pour dire que ne ñoom en aucun moment ils ne sont elle n'est ni mêlée de près ni de loin. elle n'est mêlée ni de près ni de loin. gendarmerie. waaw non en fait pour wax la nation. non la gendarmerie n'est pas mêlée de loin. waaw foofu laa la bëgg a wax cela veut dire que est-ce que mérite foofu laa doon bëgg a ñëw je sais que la gendarmerie n'est pas mêlée est-ce que loolu aussi waru woon tax ñu jox ko une seconde chance moo gën ñu ko fay tere. ba ñu koy jël ville de Dakar ci biir Sen TV di liggéey. loi bi nga xam ne mooy garantir liggéeyam bokkul ak ki nekk TFM di liggéey. d'accord moom dem na foofu gendarmerie punir nañ ko def na li ñu ko war a def dugg na enseignement supérieur domaine u keneen soo génnee Sénégal dem Guinée mais soo demee loi Guinée moo lay dal. dafa waroon a am autorisation pour mën a exercer ki nga xam ne tam mooy IAM dafa war a sauvegarder les valeurs nationales parce que. IAM ki ko moom. léegi mi ngi ville de Dakar lan ngay wax ci loolu balaa may jox maa ngi ñëw li may terminer IAM ki ko moom muy Guirassy. Guirassy baayam c'est une haute personnalité boo xam ne liggéey na ci biir Sénégal. Guirassy nekk un jeune mu fexe ba distingué wu ci Sénégalais yi comme nii Bougane distingué woo ci Sénégalais yi donc ñoom loolu ñu def ba egg foofu dañoo war a topp loolu yëkkati loolu ba nekk ay royukaay yu Sénégal mais waruñu dem jël ñoo xam ne c'était ay contre royukaay lañ. ñoo xam ne dañoo def loo xam ne dafa contre nation bi lu bon la ba ñu jàpp leen punir leen ñu bëgg a jël loolu yëkkati ko ca kaw suñ ko defee su ko Bougane defee il sera dans l'erreur su ko Guirassy defee il sera dans l'erreur parce que ñoom ce sont des modèles modèle dafa war a jur modèle mais guy warta jur xetax donc ñoom ñaar dañu war a jur guy mais nii l'un ni l'autre warta guy jur xetax yéen ñii nag ngeen xam ne yéen ngi nekk di liggéey ci lu mel noonu. ngeen gis ay jeunes yoo xam ne ils se sont sacrifiés ñu xool seen bàyyi nañ doon liggéeyee démb ñu dem ba am lii da ngeen war a culturer da ngay war a def bu Sénégal am ñoo xam ne dañuy nekk ñoom point de mire ñooy nekk royukaayu réew mi mais bu ñu yàq mukk suñu liggéey. te bu leen topp bu leen fexe ba ngeen yàqal leen seen liggéey parce que su fekkee ne da ngeen di jël di ànd ak ñi nga xam ne nekkuñu royukaay liggéey bii ñoom ñu liggéey ko. seen kilifa yi liggéey ko da ngeen koy yàq. donc Sénégal nekk Sénégal impartial, voilà. Je vous rappelle que nous sommes là pour poser des questions. madame je suis là pour répondre. waaw boo nee yéen ngeen bañ a jël ñooñu royukaay. non su ma nee yéen rek koo xam ne gis nga ci sa bopp. d'accord yow ci nga bokk ku ci gisul sa bopp jàppal sa njaam boo xam ne bokkoo ci. loo wax ci kii loolu noo wax noonu. dina si dellu si waat léegi incha allah. Merci beaucoup Khady. Monsieur le ministre